بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين
sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizina ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ba tey ci suratul Ma'ârij ci tafsir suratul Ma'ârij ñi ngi woon gis wala tàmbali woon nañ ci suñu jotaay bi weesu fi borom bi subhaanahu wa ta'ala di melale ay feeñuwaay ci feeñuwaayu ñi nga xam ne ñooy julli ji dëgg-dëgg nga xam ne dañoo jokk ci seen borom subhaanahu wa ta'ala mu ne walladina fi amwalihim haqqun ma'lum ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sadaqallahu al-azim walladhina di gaa yi nga xam ne dégg nga fi amwalihim nekk na ci seen alal yi haqqun xaqun cër boo xam ne ma'lumun bu nu xam la li sa'ili ñeel aji laaj wal mahrum ak kañu xañ am ka xañ aaya bi ñaari aaya yi tàmbali woon nañ ci aaya bu njëkk bi su jotaay bi weesu waxoon nañ ci waaw boobu nga xam te ne moom moo fa nekk nga xam ne au lieu ñuy wax ne waaw bi waawul jam'a la dañuy wax ne waawul atf la dañuy wax ne waawul jam'a la dinañ ñëw insha allah ci njàngat yi ne am na yeneen maanaam yu bokkut ak waaw yi ñu jotoon a tudd am na ci waaw yoo xamante ne mi ngi ci alquran bi nga xam ne moom waawul jam'a bi dañoo bokk ay mbir ak lëkkaloo bi nga xamante ne moom la lëkkaloo rawatina ci bu ñuy sóobu ci yoonu borom subhaanahu wa ta'ala lëkkale gi nga xam ne moom la am maanaam ci waaw boobu dinañ ci ñëw insha allah te mooy lu demee nekk waawul fanaa ak waawul baqaa dinañu gisaale tamit melooy borom subhaanahu wa ta'ala yi melale nit ñu baax ñooñu ba tey ci waaw bu ñuy tuddee waawu samaaniya insha allah taala dinañ ko gis ci njàngat yi bu ñuy yegg si ci njàngat yi nekk ci aaya yeneen yi nga xam ne nag tuddoon nañ leen yooyu yeneen la yu différent maanaam yu bokkul ak yi nga xam ne moom la ñuy wax ni insha allah dinañ leen gis ci njàngat kon ñooñu nga xamante ne ba tey allazina mooy gaa yi nga xam ne maanaam mu waxaat leen tudd leen ngir réyal seeni mbir ngir màggal ngir yittewoo seeni mbir moom borom subhaanahu wa ta'ala fii nekk na ci amwaalihim seen alal waxoon nañ ci alal lañu tolloo te mooy li nga xamante ne naturellement nit ki xolam day jéng jëm ci te mu nekk loo xamante ne lu ñu jariñoo la te bu ñu ko waree jëfandikoo maanaam ñu war ko mën a denc tamit ba soxla ko maanaam ba soxla koo jëfandikoo gisoon nañu ay teqantal yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim def ci wàllu alal ñu gisoon ne gisoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy teqantal xaajale gi ñu xaajale alal ci loo xam ne mutaqawwim la ak ghayru mutaqawwim moom loo xamante ne dafa am valeur ak loo xamante ne amul valeur wala boog loo xamante ne maanaam amul na valeur ak amul valeur selon Hanafi rahmatullah ni ñu ko définir te mooy rek loo xamante ne dagan na jëfandikoo ak loo xamante ne amul valeur mooy daganul jëfandikoo ci jullit mu am li nga xamante ne ñeneen ñi jumhur muy fuqaha Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom liñ ko leerale mooy loo xamante ne dafa am valeur en tant parce que moom ci boppam bu ñu ko taxawalee maanaam day am valeur ne mënaf na koo jariñoo mënaf na koo jëfandikoo ak loo xamante ne amul njariñ ba tax ku ko moom it maanaam bu ko yàqoo itam maanaam wala boog buñ ko yàqalee tamit maanaam duñ fi yóbbu kenn ci kanamu yoon naan ko fayal diw nangamam parce que loolu noonu fekk amul woon valeur comme joxewoon nañ ci ay pepp dugub maanaam ñetti pepp dugub wala juróomi pepp dugub wala benn xeer wala yu mel noonu wala benn coquillage bu mu yor xeet yu mel noonu yoo xamante ne loolu luñ ci yóbbu kenn ci kanamu yoon naan ko fayal diw mu am li nga xamante ne tuddoon nañ ci yi nga xam ay ci xeeti alal yi nga xam ne dañ koy wax démar ak li ñu tuddee marju
mooy loo xamante ne bu yàqoo maanaam yaakaaratuñ jot ci am yi nga xamante ne am nañ yaakaar ci jot ci gisoon nañ tamit tekkantal boo xamante ne te loolu gisoon nañ ni ci buntu azaka ci lay feeñe maanaam loo xam ne am nga yaakaar amoo yaakaar ci jot ci borom ko yëpp dëppoo nañ ci ne doo ci génne azaka yi nga xam ne nag am nga yaakaar jot ci nan ndax dinañ ko génne azaka waaw wala déet loolu masala la insha allah taala amaan na dinañ ko gis amaan na dinañ ko gis mu am tamit lu ñu tuddee nuquud ak urud yi nga xamante ne ay alal la yoo xamante ne mooy koom lay lu taxawaayu njëg la mooy comme wurus ak xaalis ak liy taxaw seen taxawaay comme suñu monnaie yi ñu am dollar CFA euro et cetera ak peut-être éco boobu ba léegi ñu ngi koy tudd mais gisaguñ ko te déggaatuñ ci lu bari léegi mu am tamit li nga xamante ne moom mooy yi nga xam ne ay gaar ay marchandises la maanaam mën nañ ko tuddee noonu ay euro mooy loo xamante ne moom dañ koy jël ngir mën ci am li nga xamante ne moom mooy wurus ak xaalis wala boog ñu jël wurus ak xaalis ngir mën leen a jot maanaam ci loolu bu ñuy tudd bay'ul mutlaq maanaam mooy njaay moo xamante ne buñ joyal la loolu moom mooy nga jël or wala xaalis wala lu yor seen valeur ngir jëndee ko leneen loolu la ñuy tuddee bay'ul mutlaq bu sinon bu dee or ak or xaalis kii lay doon sarf la wala sinon muqaayaba mooy li nga xam ne moom mooy troc comme ni ñu naan troc mooy dama yor benn marchandise mu jënd ci beneen marchandise sans or ak xaalis wala lu yor seen valeur mën cee dugg loolu yëpp tamit benn bu ci nekk daa am ay actes bopp ci buntu fiqh ci buntu njaay ak jënd mu am li nga xam ne moom mooy ci tekkantal yoo xamante ne dina am ci alal ba tey lu ñuy tuddee loo xam ne maanaam loo xamante ne ma ta'allaqa bihi haqqun ak ma lam yata'allaq bihi haqqun loo xamante ne àq daf ci aju ak loo xamante ne àq du ci aju loolu gisoon nañ tamit beneen tekkantal boo xamante ne moom mooy manqul ak aqaar maanaam mais borom ko xam yi rahmatullah dañoo tàqale tamit alal ci diggante loo xam ne dañ naan manqul la dañ koy mën a toxal ak li nga xam ne aqaar la maanaam moom mënuñu ko toxal gisoon nañ tamit te loolu gisoon nañ tekkantal bi donte tënk nañ ko mais ci exemple yi ñu joxe dina tax ñu mën a xam yeneen ñi ci des gisoon nañ li nga xamante ne moom la ñuy wax tàqantal bi ñu ko tàqale woon ci misli yi ak qiyam yi maanaam misli yi mooy loo xamante ne lu nuroog moom am na ci marché bi te wala boog bu amee lu leen teqale différence bu am ci seen diggante teqantal googu du ko tax a am doole lool du ko am tax am valeur trop mu am nag yi nga xamante ne ñoom qiyam yi lañ koy tudde maalum qiyam yi mooy alal joo xamante ne lu mel ni moom du am comme bu gisoon nañ ko ay œuvre d'art yeeg wala kër yi souvent lu ci ëpp ci kër yi wala musée yi wala li nga xamante ne moom mooy yenn animaux yi comme yoo xamante ne comme par exemple xar yi wala nag yi wala bëy yi léeg-léeg bu mel ni moom exactement xëy na pour trouver ko day jafe ak yu mel noonu yooyu wala bokk surtout yi nga xamante ne moom la ñuy yóbbu ci ranch yeeg yooyu moom ku borom alal yi ak yooyu xeet yooyu surtout yooyu ay xiyam yi loolu tamit gisoon nañu li nga xam ne moom mooy fan la différence bi di ñëwee surtout mooy su fekkente ne nit ki dafa ko yàqal wala boog àqam daal maanaam sa àq daal aju ci kon am na tamit li nga xamante ne moom moo aju ci lu ñu tuddee al asnaf ribawiyya dañ leen wax al ajnas ribawiyya mooy lan mooy alal dafa am yi nga xamante ne ribawiyya lañ maanaam riba da ciy mën a dugg am yoo xamante ne ghayru ribawiyya lañ maanaam loolu riba mënu ci dugg loolu tamit faaw ñu xam ne maanaam riba boo ko bu ñu koy dégg dafa am rek ci loo xamante ne riba da cee mën a ne am yoo xamante ne riba mënu cee ne moo tax xàmmee yu mel noonu ci alal lan la ci riba mën a dugg ak lu mu ci mënta dugg dafa am solo bu ko defee saa yoo gisee alal joo xamante ne riba da ci mën a dugg rek nga daal di teel a ndànk taxaw xool settantal est-ce que doxalin bii su ma ko doxalee est-ce que riba du am xeetu njaay ak jënd bi est-ce que su ma ko defee rek est-ce que riba du dugg maanaam bu ko defee nga mën a def ndànk bu baax a baax riba nag li koy dugal
xadis yi nga xam ne ñoo ci wax maanaam xadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri xadis Seydina Ubaada ibn Saamit xadis Seydina Ma'mar ibn Abdullah radiyallahu anhum ajma'in mais bi ci gën a siiw mooy xadis Seydina Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu moo gën a matal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wash sha'iru bish sha'iri wal burru bil burri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin fa idha khalafa wala fa idha ikhtalafa hadhihi al asnaf fa bi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin Seydina Omar tamit radiyallahu anhu tam solo na xadis bu mel noonu xadis boobu cosaanu xadis bi mi ngi ci Sahih mais ni mu gën a matalee mi ngi ñëwee ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne wurus ak wurus xaalis ak xaalis maanaam az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wash sha'iru bish sha'iri orge ak orge xaw ma nu ñu koy wax ci wolof mais nañu sha'ir comme parce que ñun dafa mel ni dañ ko amul aussi duñ ko bañ. wala burru mooy li ñuy defaree mburu gis nga li ñuy defaree mburu mooy blé kon al burru bil burri wal tamru bi tamri tàndarma ak tàndarma mu ne wal milh bil milh xorom ak xorom mu ne yii yëpp boo leen di jaay mu ne na nekk mislan bi misli kem ak kem dégg nga riwaaya bu imaamu Maalik ak imaam Ishaq ibn Rahowi rahmatullah alayhima daf cee am ci ñoom nu ñu solowee xadis bi ak daanne wa ma yukaalu aw yuzam ak lépp loo xamante ne dañ koy natt wala boog dañ koy mandaxe maanaam dañ koy mandaxe moo yukaalu maanaam ay kilo lay def yukaalu ay kilo dañ koy natte aw yuzan wala boog ñu koy maanaam déedéet kaylu moom mooy lu ñuy natt maanaam lu ñuy natt lu am waznu yuzan mooy loo xamante ne ay kilo lañ koy defee voilà loolu maanaam ñaari benn bu ci nekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ci am na sax ci riwaaya ci yeneen xadis mu ne wa ta'amu bi ta'ami ñam ak ñam mu ne loolu yii suñ koy jaay déglu leen bu baax li mu wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne loxo ak loxo lay doon maanaam kem ak kem fokk day tolloo maanaam bu dee dañ koy natt dañ koy tolloo le li ñuy natt bu dee dañ koy mandaxe mooy dañ koy peser dañuy tolloo li ñuy peser ba pare mu ne yadan bi yadin ba pare loxo ak loxo lay doon loolu moom mooy lan mooy ta'jilul qabd mënta am wala bu ñu mën nañu ta'khirul qabd maanaam mooy bu ma lay jox ci saa si léegi lañ la koy joxe moo tax mu am ci hadith Sayyidina Umar bi radiyallahu anhu mi ngi ci Sahih mu ne illaa ha wa ha maanaam ha mooy am maanaam comme ni nga wax ha am wala voilà nga daal di jël ha wa ha maanaam loxo ci saa si la war a nekk yada bi yadin maanaam waruñu tàqalikoo saa que ma jël sama marchandise yow nga jël sa marchandise loolu waru ci am mu ne fa idha ikhtalafa hadhihi al-asnaf su fekkente ne melo yii dañoo wute xeet yi dañoo wute fa bii yoxu na ngeen mën a jaay na jaay leen kayfa shi'tum nu mu leen neexee idha kana yadan bi yadin su dee loxo maanaam mooy kon da ngay téye alal bi da nga koy téye loxo lay doon parce que bu yéexee dafa am leneen luñ ciy ragal kon lii nga xam ne moom la ñuy wax ni hadith bi mais dafa important ci ni mu tegee léegi nag yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd muy juróom benn yi nga xam ne tudd na leen carrément gis nañ yeneen i riwaaya yi ñu doon tudd léegi moo tax yeneen borom koo xam ne rahmatullah qiyaase par rapport ak yeneen riwaayaat yi même bu riwaayaat yooyu ñëwul mais riwaayaat yooyu dañu gën a dëgëral ne qiyaas boobu jug na parce que zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne juróom benn yi rek ñooy asnaaf boobu maanaam
lu dul juróom benn yi riba mënu ci dugg alors que yenn jumhur dañ ne déedéet dañuy xool parce que li tax ñu tudd leen yii mooy ne dañ yeneen bi saa sam daf leen a joxe exemple pour yeneen yi ci des yëpp parce que dañoo seetlu gisoon ne Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yii lañ daan jaayee maanaam daan ko jëfandikoo noonu maanaam lii moo nekkoon lépp ci lii la daan wër-wërloo kon dafa am yi nga xamante ne kon ñoom la ñu tudd al asnaafu ribawiyya ci alal mooy yi li tax nag bu dee par exemple Hanafi rahmatullah alayhim ñoom li ñu jàpp ne moom moo tax mooy al jins wal qadar maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su leen tuddee nii xeet bi la moo tax parce que dañ ne or ak or xaalis ak xaalis maanaam nga gis ne yëpp ñooy bokk xeet d'ailleurs daf naan mislan bi misli maanaam kem ak kem voilà mooy ci kem ak kem boobu mu tudd moom mooy dayo bi al qadar mooy dayo bi bu dee dañuy peese ñu peese ko bu dee dañ koy natt tam ñu natt ko loolu la mbir yi di wuutee ci kaw loolu kon ñoom lépp loo xamante ne mënef na koo peese mënef na koo natt te kem moom mën na ci am maanaam ne mbir yi yam na égalité mën na ci am ci loo xamante ne bien sûr ba mu des loo xam ne erreur humaine lay doon parce que mbir mi mënta mat carrément loolu boobaa njaay maanaam riba da ci daal di mën a dugg voilà riba da ci daal di mën a dugg bu dee fuqaha Maliki rahmatullah alayhim ñoom samani yéegi la ñuy xool mooy le fait que muy am valeur maanaam njëg ñu koy mën a dugal ci maanaam or wala xaalis ñoom ñu ne looloo tax yéen saa sam dugal or ak xaalis bu fekkente ne yeneen ñam yi mu tudd bu ñu xoolee ñoom yëpp li ñu bokk parce que loolu mooy tanqeexul manaat loolu mooy tanqeexul manaat maanaam xool lu tax yéen saa sam tudd yi mooy lan mooy nañ ne non li tax kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd yi nga xamante ne moom la tudd mooy ne yooyu yëpp dañ leen di lekk wala bokk ñu leen di dugal ci lekk maanaam soit dañ leen di lekk wala ñu leen di dugal ci lekk maanaam comme xorom dañ koy safalee lekk ba pare dafa nekk loo xamante ne dañ ci maanaam al iqtiyaat wal iddixaar da cee nekk maanaam al iqtiyaat mooy lu ñuy lekk la lu ñuy mën a dundee la ak al iddixaar lu ñu mën a denc la maanaam dañ koy mën a denc voilà parce que yii yëpp du loo xamante ne c'est périssable maanaam loo xamante ne day gaaw a yàqu boo ko dencee kon ñu ne loolu moom mooy li tax kon lépp loo xamante ne lu ñu mën a peese la lu ñu mën a natt la wala maanaam lu ñu mën a wala ñu mën koo natt maadaama ne lu ñuy lekk la ba pare mëneef na koo denc ce qui veut dire que comme ay tomate duñ ci bokk ay soble duñ ci bokk parce que dañoo gaaw a yàqu pomme ay orange yooyu duñ ci mën a bokk parce que dañoo gaaw a yàqu yi nga xam ne day gaaw a yàqu ay banana yooyu yëpp duñ mën a dugg ci riba maanaam riba li ciy dugg mooy li nga xamante ne du yàqu wala gaaw te yàqu daal dañ koy mën a denc kon ay raisin yooyu dinañ ko mën ay riba da ci daal dugg comme ceeb comme dugub comme mboq ak yu mel noonu yooyu parce que yooyu ñoom ak orge ak blé ñoo nuroo maanaam kon riba da ci daal di mën a dugg kon yii yëpp riba da ciy dugg mais attention bu ñu nee riba da ciy dugg mooy su dee maanaam même mbir bi ngay jëndee par exemple su dee or ngay jëndee xaalis loolu du riba su dee or ak kii maanaam masalan maanaam or wala xaalis ngay jël nga jëndee ci kii bi matériel maanaam nga jënd ci beneen matériel bu mën a doon loolu tamit riba bi ci dugg loolu moom li nga xam ne moo ciy dox bu boobaa mooy su fekkente ne melo yi wute nañ maanaam kii yi maanaam marchandise bi wala boog en tout cas objet bi mbir mi ci boppam nature mbir mi dafa wute bu boobaa li ciy dox mooy di Alxuraan doon wax naan yaa ayyuhal lazina amanu laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatil illaa an takuna an tijaaratan illaa an takuna tijaaratan an taraadin minkum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg bu kenn ci yéen lekk alalu mbokk moroomam ci caaxaan xanaa mbete mu nekk loo xamante ne ak njaay ak jënd ak yaxantu da cee ne mais loo xamante ne da ngeen ci d'accord moom da ngeen di d'accord ci prix bi da ngeen di d'accord ci njëg ku nekk nag li mu la jaral rek da koy jaayee loolu am na benn wax bu siiw bu ñuy dégg ne jaayee xaw ma lu ëpp 200% wala yoo def xaram loolu amul loolu wérul bu dëgg amul ci benn ci njaay ak njënd loo xamante ne dañ naan prix bi lii la déedéet prix wu marché bi ak li mu jar rek la léegi nag boo bëggul jënd li may jaay parce que tout simplement da nga jàpp ne dafa cher nga dem jënd ji ko feneen par contre li nga xamante ne effectivement loolu dafa xaram moom mooy nga jël benn marchandise denc ko ba nga xam ne pénurie day am maanaam mooy doo day ñàkk carrément ci marché bi
et que yow yaay yor monopole bi c'est-à-dire que yow rek yaa ko mën a jaay keneen mënu koo jaayee feneen nga yëkkati njëg gi nag ba nit ñi duñ ko attan loolu daf xaraam effectivement loolu moom daf xaraam mais su fekkente ne da nga koo denc ba keroog mu maanaam njëg gi yokkal boppam parce que maanaam mbirum jaay ak jënd la et que comme que lu raar lu jafee gis nit ñi te ñu soxla ko day daal di nekk loo xamante ne njëg gi day gën a yokku loolu boobu boobaa du xaraam maanaam loolu amul dara lu ci xaraam nga jaayee ko noonu maanaam cas de figure il faut ñu préciser benn bu ci nekk bu ma neexee mën naa jël par exemple ne tey gerte xam naa ne heure bii wala ngooñ heure bii day dafa yomb ba jënd ci lu bari denc xaar ba mu cher ma dem jaay ji ko loolu dagal na loolu amul problème mais li xaraam moom mooy ma bàyyi ba nga xam ne man rek maa ko am ba pare nag ma jaayee ko loo xamante ne dafa jéggi dayo loolu moom effectivement day xaraam parce que lor marché bi daf cee nekk ba pare lor jullit ñi lor nit ñi daf cee nekk kon loolu tamit il faut que mu nekk loo xamante ne lu ñu xam ne la lu ñu ràññee la te lu ñu war a settantal la léegi alal bi nga xamante ne ay alalu riba la kon riba ci yii rek la mën a ne maanaam tey bu ma lay jaay benn kër ne la sama kër gi nekk Ndakaaru jaayee naa la ko ñaari kër ya nekk Ndar loolu riba du ci am par exemple tey su ma ne woon sama yëri yi jël naa yëri bi jaayee la loolu riba du ci am ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah pour yeggale bu ñu xoolee ñoom li ñuy bàyyi xel maanaam mooy njëg gi ak tamit ñam gi maanaam le fait que mu nekk ñam rek et que par contre yi voilà maanaam kon loolu moom la ñuy bàyyi xel na nekk rek lu ñuy peese ak lu ñuy natt maanaam na nekk lu ñuy peese ak lu ñuy natt kon bu ñu xoolee daal ci tënk mën nañ jàpp rek ne kon mbir mi li ci am solo moom mooy mu nekk loo xamante ne ñam la lu ñuy lekk la wala mu nekk loo xamante ne lu ñu mën a denc la maanaam loo xam ne du yàqu bien sûr ba pare mu nekk tamit loo xamante ne dañ koy mën a maanaam bu dee or ak xaalis moom attey boppam la yor moom ak lépp loo xam ne lu mel noonu ci kaw loolu riba du am tey su fekkente ne dama jël ay dollars di ko weccee ko ak ay euro loolu sarf la tudd loolu dina dagal lii xaraam nag déglu bu baax lii xaraam moom mooy su ma jëloon sama dollar wala samay euro wala sama CFA ma di ko jëndee même monnaie bi ba pare bëgg nga wàññi ko c'est-à-dire que tey comme tey su ma yoree téeméer maanaam 500 francs ma dem ci kii wecceeku wala ma yor 5000 francs nañ jël 5000 francs benn billet laa yor et que dama koo soxla ma dem ci kii wecce ma daal ni ko am 5000 francs baa ngi nii damaa bëggoon nga wecc ma mu ne la man nag faaw ma jël ci juróomi dërëm maanaam faaw ma jël ci 25 francs loolu bu boobaa ngeen weccoo ngeen d'accord ci loolu daf xaram loolu riba la tudd léegi su fekkee ne daf laa jox 2000 francs yi ba pare 1000 francs yi ne la bu beneen yoonee nga ñëwaat wala boog loolu riba nasi la tudd maanaam loolu tam xeetu riba la kon monnaie bi dafa war a nekk lu présent lu teew ba pare dafa war a nekk loo xamante ne mooy mislan kem ak kem ba pare yadan bi yadin la war a nekk loxo ak loxo la nekk léegi nag tey bu ma jàppee ne 1 euro day tolloog 656 francs bon dañuy comme noonu tënk ko noonu su ma ñëwee ne la man par contre mënuma jaayee loolu euro maanaam 1 euro du ma ko mën a jaayee 656 francs man 1 euro dama ko jaayee 700 francs loolu am naa ci plein droit soo bëggee nga jënd soo bëggul nga dem keneen mu wecc la maanaam loolu jënd la tudd kooku njaay jënd la mais parce que lu tax parce que xeet bi dafa wute maanaam te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf na fa iza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa shi'tum iza kana yadan bi yadin su xeet yi wutee rek maanaam na ngeen daal di jaayee nu mu leen neexee waaye ci yan condition su dee loxo la ak loxo maanaam kon loolu lu mat a bàyyi xel la ak bitcoin tamit maanaam c'est la même chose moom ak yeneen monnaie yi ñoo yem voilà crypto-monnaie yi maanaam crypto-monnaie yi daal yi nga xam ne ay crypto-monnaie lañ ñoom ak yeneen monnaie yi ñoom ñoo yem ci buntu boobu kon ci biir loolu da ngay gis sax ne xataa ba tàqale googu day dugg ci li ñu tuddee maanaam ci différence teqantal di am ci diggante nuquud yi ak urud yi da ngay gis ne am na kon foofu différence daf cee am loolu kon maanaam lu mat a bàyyi xel la léegi nag léeg-léeg pour wax continuer rek njariñ bu ndaw ci riba dafa am benn xadis boo xam ne wérul gaa mais mboolem borom xam yi dëppoo nañ ci di ko àtte woo mooy kullu qardin yajuru naf'an fa huwa riba bépp
bor boo xam te ne day xëcc njariñ loolu riba la c'est-à-dire que tey su ma la lebalee dara et que ci jëmmi lebal boobu dafa tax man ma amal la nga ameel ma maanaam doo yem rek ci fay ma bor bi mais dafa am yeneen mbir yu ci laqat loolu riba la ak tamit lu ñu tuddee bay on fii bayen wala boog maanaam mooy jaay ci kaw jaay maanaam wala boog ñaari contrat ci benn contrat loolu tam dafa xaraam mooy tey comme par exemple ma ne la dama bëgg nga jaay ma lii maanaam ordinateur bi ñaata nga koy jaayee ma ne la ordinateur bi 500000 laa koy jaayee 500000 francs CFA laa koy jaayee ma ne la d'accord mais nag man yoruma 500000 francs 500000 francs moom nii yoruma ko fi mu toll 200000 laa yor nga ne ma soo bëggee de ma jaay la ko ba pare étaler la ko nga fay ma ko ci ñetti weer da nga koy def day mujj doon 600000 francs yaay tànn c'est-à-dire que bu boobaa 200000 nga may jox chaque mois mu nekk 600000 à la fin maanaam loolu la ñuy tuddee bayoo taxit loolu bayoo taxit la tudd loolu dagal na léegi su fekkente ne def nga taxit boobu maanaam mooy dama naan la dama lay jaay fii ba ñu dem ba ci 3 mois yi muy 200000 nga ne ma waaw nga ne ma non mais xaaral est-ce que ma ne la waaw d'accord léegi xaaral kon ma dem xool ku mu mën a abal yeneen 300000 ma ñëw jënd ko contrat bi man du fasu bu fekkente ne mbir mi leerul c'est-à-dire que il faut que maanaam mënu ma ne par exemple soit 500000 laa la koy jaayee léegi wala 600000 nga fay ma ko ba pare ma jël marchandise bi dem ak moom ba pare fayuma la ba pare wóorul xamaguñu exactement ci lan la ñu taxaw loolu daf xaram maanaam parce que lu tax parce que après man maay ñëw ne la soit waa garaaw finalement am naa 500000 wala ma ne la finalement 200000 laa lay jox ñu teg ko maanaam loolu noonu moom daf xaram maanaam il faut que contrat bi leer dès le départ parce que dafa bokk ci li nga xam ne mooy xaraamal alal mooy lu ñu tuddee xaraat mooy ak naxe ak wurus ak naxe mooy loo xamante ne xamuñu ko loolu dafay xaraamal alal lu bari ci yi nga xamante ne daf xaraam comme ay mulabasa ay munabaza ay ak yeneen yi nga xamante ne yu bari ci alal yi li bokk na ci li tax mu xaraam maanaam ci njaay ak jënd mooy xaral gi ci ne mooy le fait que am ñu précision ci mbir mi voilà tey bu ma nee la dama lay jël nga liggéeyal ma liggéey boo xamante ne dama lay fay nangam ak ndollent googu comme que xamuñu ko day daal di nekk loo xam ne dafa xaraam maanaam salaire boobu loolu day xaraam il faut mu nekk lu ñu préciser lu ñu xam voilà lii dama bëgg il faut ñu maanaam qawaid la ay qawaid kubra lañ maanaam ay ponk la ñu mag ci njaay jënd wala ci alal nu muy ñëwee yoo xam ne boo ko maîtriser di nga maîtriser lu bari yi sew yëpp dañuy dugg ci biir voilà tey par exemple li nga xam ne mooy xablool xabala comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu teree loola xablool xabala mooy ma jaay la ne la sama xar mi bali la wala sama xar mi nangam la li mu ëmb jaay naa la ko wala boog moom bu juree doom kooku doom jooju lu mu jur jaay naa la ko par exemple wala boog tool bi mi ngi nii tey ren damay bay mais tool bi lu ci ñor rek yaa ko moom maanaam jaay naa la ko loolu mënta ne maanaam balaa ngay jaay comme li Seydina hadith Seydina Anas radiyallahu anhu Nabi sallallahu alayhi wasallam an bay'i thimar hatta yazhu voilà Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ñu jaay ab maanaam meññeef feek kii wugul commencé gul xaay ba ñor bay commencé ñor parce que mooy weesu na daal fu mu yàqoo il faut que loolu leer parce que et cetera maanaam dafa am ay mbir yoo xam ne ay précision daf ci am te boo xoolee yooyu yëpp li ñu bokk mooy al-gharar mooy comme hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi ñu ci saxee tam Yonent bi sax mën na naxa Nabi sallallahu alayhi wasallam an bay'il gharar moom dafa tere rek maanaam njaay moo xamante ne ak xeetu wor ak maanaam naxe da ci am mooy maa ngi lay jaay par exemple picc mi maa ngi la koy jaay te picc mi ngi naaw jotaguma ko loolu mënta ne wala boog maa ngi lay jaay jën bi nga xam ne mu ngi ci géej gi loolu tam mënta ne maanaam parce que lu tax gharar da cee ne amul lu ci wóor par contre am na li nga xamante ne dina mën a ne mooy par exemple mulaama sax loolu tamit daf xaraam mooy ne biir yaa ngi def mais loo laal faw yaa koy maanaam yaa koy jënd te man xamuma ndax matériel bi mi ngi dox waaw wala déet mais maadaama ne laal naa ko wala ubbi naa ko rek léegi jeex na c'est bon yaa ko moom
maanaam loolu tamit du demee noonu wala boog da ngay bantale maanaam ngir xam ban ngay jël yooyu yëpp dafa xaraam maanaam te loolu moo tax mu xaraam maanaam mooy incertitude bi nga xam ne moom mooy dugg ci mbir mi kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la mais lii nii sax bokkul ba tey ak asnaafu riba yi boo seetloo yi ñu tudd maanaam yii ay yeneen i mbir la rek yoo xamante ne dañoo génn asnaafu riba yi am na tamit lu ñu tuddee bay on najash mooy tey ma jaay ma ñëw waxtaan ak benn waay ne ko sa waay man daal dama bëggoon rek nga dañuy jaay affaire bi yow léegi boo ñëwee da ngay mel ni ku waxaale affaire bi ba wàcce prix bi wala boog maanaam nga wax ko wala boog man maa koy jaay man maa jaay affaire bi léegi yow da ngay mel ni ku koy waxaale ñu yéeg di yéegi ba yéegee prix bi man xam naa ni am na ñu ko bëgg a jënd mais dinañ dégg suñu waxaale gi buñ gisee prix bi fi mu yegg léegi ñoom suñu ñëwee duñu mën a wàccee prix bi lu gën a tuuti loolu bu ko defee ñu jëndi ko ci loolu wala lu ko ëpp loolu dafa xaraam tamit maanaam ndax nit ñi la naka noonu tamit lu demee nekkee nga jënd benn matériel nga dem jënd ji ko wala boog bayoon par contre loolu am na lu muy nuróol te dagan na mooy lu ñu tuddee bay'ul muzaayada mooy tey mooy enchère maanaam dañuy toog dañuy jaay benn affaire ku nekk day wax li mu yaakaar maanaam maadaama déggoo préalable amul woon ci mbir mi rek loolu day daal di dagan maanaam mooy comme ni enchère yi di def lii kat dañ koy jaay 100 francs lay tàmbalee aca ku ñëw man mën naa ci 150 kii ne non man 200 kii ne mën naa ci 300 et cetera ba keroog ki jàpp ne moom moo ëpp doole maanaam li moom moo gën a soxla moo ci àttana gën a def da alal mu daal di koy jël yóbbu maanaam ma daal di yor sama maanaam ma ne boobu daal may fay ñun ñaar ñëpp dañ ciy gañe loolu tamit dagal na maanaam mais li daganul moom mooy ma woo benn waaye mu bokk ci affaire bi yaa ngi dégg ñu waxtaane ko léegi moom bu kenn ci yëkkitee rek moom day yëkkati prix bi loolu noonu parce que ak nax ak wor jullit ñi da ci daal di dugg maanaam nit ñi da ci daal di dugg kon foog ñu xam ne bu baax a baax yi nga xamante ne mën na ne ak yi nga xamante ne mënta ne yooyu ay tënk la voilà comme tamit ay muhaqala loolu tam mënta ne mooy tey par exemple muy jënd par exemple dugub fekk mu nekk ci góob bi maanaam ci épi bi wala mboq alors que ba pare ma ne la lii laa bëgg jënd mais nag man léegi maanaam man yor naa ay dugub gaa mais dañoo nekk ci seen góob yi lañ nekk léegi nag yow dama bëggoon wala bojjaguñ ko par exemple bojjaguñ dugub gi mais yow léegi dama bëggoon nga jaay ma dugub bi nga xamante ne nag moom bojj nañ ko pare loolu dafa xaram mënta ne parce que lii xamuma nu mu tollu par rapport ak lii xawma génneeguñu li ci yàqu ak et cetera ba pare bu ma ko bojjee lu ma ci mën a am précis boobu léeragul ci sama bor kon dafa xaram voilà ak al muzabana moom mooy comme ma ne garab yi loolu day am surtout ci tàndarma ma ne mi ngi nii dafa am li ci kaw maanaam li ci tàndarma gi dama la koy jaay tàndarma gi loolu maanaam bi nekk ci kaw garab gi te mu tooy wowagul wala boog sax ñu koy doog a witt mais wowagul ma jëndee ko tàndarma gi nga xamante ne day wow parce que affaire bi su woowee day rétrécir loolu tamit dafa nuróo rek tey ma ne la man yor naa fii kilo ceeb léegi dama bëggoon nga jaay ma ñànkatam loolu tam dafa xaram parce que lu tax parce que ceeb bi suñ ko toggee du ma xam nan lay toll après maanaam loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la ay qawaid kulliya la maanaam ay règle la yu général yoo xamante ne saa yoo ko xam ne ba maîtriser ko benn yoon bëriwul torop soo ko maîtriser benn yoon yu ci bëri après da nga xam règle yi nan lay doxee parce que ay éléments yi maanaam masala yu ndawaan yëpp dañu dugg ci seen biir ba pare mën nga koo nattee ci mboolem masala yi nga xamante ne ñoom ñooy xew ci suñu jamono yi maanaam duñ ko ci mën a natte léegi mu am alal yi nga xamante ne kon mooy asnaafu riba boobu yeey kon loolu yooyu mat a bàyyi xel la ba nga xamante ne nit ki suy jënd ak suy jaay mu bàyyi ko xel mu xam tamit lan la mën a def ak maanaam ba fan la ci mën a dem mu am lu ñu tuddee al asnaafu zakawiyya maanaam mooy alal yi nga xamante ne xeet lañ yoo xamante ne dañ ci mën a génnee azaka xaqiqatan azaka tamit du alal yëpp lépp loo am rek dañ ci mën a génne azaka déedéet alal yi nga mën par exemple man bu ma yoroon ay kër wala samay yére wala samay dàll et cetera lu mu bari loolu du ci génne azaka
ci benn cas de figure rek laa ci génne azaka dinaa ko tudd après dinaa ko tudd léegi incha allah mais yi nga xamante ne moom la ñu mën a génnee azaka parce que il faut que ñu xàmmee ko parce que comme ci alal la ñuy wax dafa am alal yi nga xamante ne man azaka dama ko cee war a génne par force su fekkente ne mat naa ne sàbbi yooyu dinañ ci ñëw ci benn bu ci nekk ak sa nisaab lan la ak nan la parce que dañu nekk rek ñu définir alal bi nan la mel lan mooy alal ji rek ci jëmmi boppam mais bu ñu ñëwee ci masala yi incha allah taala dinañu wax benn bu ci nekk ci alal yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne azaka la dinañu wax benn bu ci nekk maanaam nisaab bi nisaab moom mooy seuil bi nga xamante ne maanaam mooy seuil minimal bi nga xamante ne fekk alal yëggu fa duñ koo génneel azaka parce que du képp ku am benn ci alal yi ñu nar a tudd rek da ngay génne azaka déedéet bu njëkk bi moom mooy li ñu mooy kon wurus ak xaalis loolu lañu tudd al asmaan maanaam zahabu wal fiddati mooy nokkood yi ak lépp loo xamante ne dafa taxaw taxawaayam comme ay dollar CFA dalasi euro yen livre et cetera lépp loo xamante ne mel na noonu dañ ciy génne azaka am na nag ñenn ñoo xam ne suñu waa jamono lañ parce que ñoom dañu ne alal jooju kenn suñu monnaie yi kenn du ci génne azaka ndax or ak xaalis la xadiis yi doon wax loolu njuumte bu rëy beneen point bi nga xamante ne tamit parce que or ak xaalis li tax ñu ci doon génne azaka el la boobu moom moo nekk ci lii te moom mooy lan mooy samaniya gi mooy le fait que mu nekk li nga xamante ne moom la ñuy jël maanaam tey bu ma bëggoon a jënd dara or ak xaalis mooy li nga xamante ne moom laa daan mën a jëndee daal d'ailleurs dañ ko daan tëgg mu nekk ay pièces lii nekk diinaar beneen bi ci des nekk dirham bu dee or bu ñu tëgg ay pièces mooy diinaar xaalis mooy wurus mooy or xaalis mooy argent bi ñu tëgg def ko ay monnaie moom mooy dirham loolu moom la nit ñi daan jëndee te li ëpp ci marchandise yi moom lañ ko daan jëndee li ëpp ci mbir yi mooy bay'ul mutlaq li ñuy tuddee bay'ul mutlaq kon li taxawaayam moom daa man day nekk loo xamante ne loolu dañ ciy génne day taxaw seen taxawaay ci buntu yëpp ci buntu riba ci buntu alal ci buntu azaka et cetera d'ailleurs ci buntu interaction doxalin maanaam ku ne xam na ni tey fi mu toll boo nekkee Europe te yoroo ay euro dina bari lu nekk say problème lu lay jafe naka noonu la meloon tamit jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ku yorul xaalis maanaam wala wurus dana bari loo xam ne dana ko bëgg a jënd te da lay jafe maanaam monnaie yi loolu la woon fan yi nag dégg naa ku doon wax naan bi muy tudd juróom benn yi nga xam ne ñooy asnaafu riba yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd mooy juróom benn yooyu mu ne yooyu ñoo nekkoon ay monnaie jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu amul bu dëgg demewut noonu de yii loolu du monnaie marchandise yi yooyu noonu li ñu tuddee euro bi parce que il faut ñu différencier entre nokkood yi ak euro bi comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee te loolu différenciation boobu ci borom xam-xam yi def rahmatullah alayhi dafa am solo parce que d'ailleurs looloo tax sax ñu teqale diggante njaay ak jënd yi moo tax kooku li mu wax noonu ak loo leen di naw ay waxam wala jàpp ne li muy wax yëpp dëgg la parce que daf ci doon wax bon ak idée conspirationniste yi par rapport ak banque yi nangam et cetera maanaam ci anam koo xamante ne sax daanaka maanaam loolu moom mooy daanaka ma jël sama alal sax di ko dugal ci banque bi d'ailleurs sax wax na ko dafa xaram maanaam te loolu ak yeneen yu mel noonu loolu maanaam ñàkk dégg dëgg la parce que vraiment maanaam loolu vraiment ñàkk a xam fiqh pire moom moo tax wala en tout cas ci domaine boobu précisément moo tax muy waxee noonu ak di précisément d'ailleurs ki ko doon laaj sax ba mu ko laajee mais kon finalement ñun en tant que jullit maanaam finance islamique bi kon naka lay demee da ngay gis ne même loolu sax joxewul benn solution waxul benn yoon ne mbir mi nii lay demee ndax tellement que dafa nekk ci idées yi maanaam lépp bon lépp nangam lépp lii lépp la ci mentalité boobu noonu boo ci nekkee da ngay nekk koo xamante ne doo nekk nitu solution maanaam doo mën a wax nit ñi lan mooy solution bi kon finalement ba pare am fit ci di taxaw maanaam bëgg a diingat li nga xamante ne moom mooy ñaari imam yu mag yi ñoom imam al-Bukhari moom Muslim rahmatullah alayhima ne taxaw ñemee wax ne seen saxiix yi xadis yi nekk wérul et cetera dangam te amul benn même base ilmul xadis amu ko kooku yàlla nañu yàlla sàmm mais loolu yëpp day wane léeg-léeg maanaam attention bi ñu war a def ci nit ñi wax ak lan lañ ñuy wax ak lan lañ war a déglu ci seeni wax loolu dañ ko war a bàyyi xel
maanaam waruñu rek def rek di gaaw a yéemu ci nit ki li muy wax ak na muy waxee ak ci li mu ciy dugal loolu waruñu ko gaaw a def yàlla nañu yàlla sàmm ala kulli xaalim kon li nga xam ne moom la ñu jublu woon ci wax ji jubluwuñ ci wax ci kenn dal ci kenn wala tuumal kenn wala yéen mais liñ ci jublu rek mooy leeral quand même mbir yooyu parce que dafa am solo ñu xàmmee ko li nga xam ne tamit moom mooy kon alal yi nga xamante ne ñoom la ci la riba di dugg maanaam alal yi nga xam ne ak yi nga xam ne moom la asaka di dugg ba tey ñoom ñëpp sax nekkuñu benn am na alal yoo xamante ne riba du ci dugg mais asaka daf ci dugg te loolu dinañ ko tudd léegi kon bu njëkk bi mooy al asman mooy njëkk bi mu am ñaareel bi ci def mooy lu ñu tuddee az-zuru' wa as-simar koo xoola parce que asman comme li al-Qur'an alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah comme mooy aaya boobu noonu fa bashirhum bi 'adhabin alim ñii manque te maanaam ñii jël di denc di rënk or wurus ak xaalis te duñ ko dépenser ci yoonu yàlla mooy ci li yàlla bëgg d'abord kon loolu benn mbir la mu am li nga xamante ne moom mooy az-zuru' wa as-simar mooy mbay mi te mbay mi tamit du lépp la ñuy génne asaka loolu tamit lu mat a bàyyi xel la maanaam du lépp loo bay rek da nga ci génne asaka maanaam pour ñu mën a génne asaka ci lu ñuy bay il faut que mu nekk loo xamante ne lu ñuy dundee la maanaam loo xamante ne maanaam moom tey boo ci doon lekk da nga boo ko doon togg mën nga cee dund comme par exemple loo xam ne mën nga cee defar ñànkatan par exemple boo ko mbéyee wala boo xam nga defar ci laax comme par exemple ak yooyu noonu loolu am na ñoo xam te wala cere yooyu dañ ci mën a dund ba pare il faut que mu nekk loo xam te ne lu ñu mën a denc la ci kaw loolu kon légumes yi ak fruits yi yooyu duñ ci génnee asaka voilà yooyu kenn du ci génnee asaka loolu lu mat a bàyyi xel la mais fi nga koy génnee asaka dinañ ci ñëw insha allah taala ci beneen mbir la du ci buntu boobu lañ ciy génnee asaka mais ci yeneen moo tax ñu ciy génnee asaka kon loolu moom mooy ñaareel bi ci des mooy il faut que bu dee fuqaha maliki sax rahmatullah dañ ciy teg charte il faut que ñu mën koo denc lu yàlla loolu moom mooy ñaareelu xeet bi nga xamante ne comme li alquran na kulu min samarihi idha asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi kon loolu day wane dañ ciy génne asaka sauf que moom benn yoon lañ ciy génne asaka maanaam mooy moment bi nga xamante ne moom nga dékk comme li ne lekk leen ci meññeef yi nga xamante ne moom mooy am waaye nag wa aatu haqqahu yawma hasadihi na ngeen génne nag asaka haqqahu mooy asaka dinañ ci ñëw ci baatu xaq maanaa yi nga xamante ne moom la mën a am insha allahu taala kon wa aatu haqqahu yawma hasadihi bisu góob bi maanaam bisu góob bi kon loolu faw dañ koy génne loolu moom daf farata la mooy asaka ñetteelu yi nga xamante ne moom la ñuy génne asaka moom loolu la ñuy wax bahimatul an'am dañuy wax al xayawaan mais dañuy wax al bahimatul an'am mooy jur gi dañ ciy génne asaka mais jur gi du lépp la ñuy génne asaka li ñuy génne asaka mooy gëléem ak nag gëléem ñaari xeet yëpp arabiya bi ak buxtiya bi mooy bi am benn boos bi ak bi am ñaari boos bi maanaam yooyu yëpp dañ ciy génne asaka mooy li ñu tuddee chameau ak dromadaire nag tam dañ ciy génne asaka ak lu ñu tuddee al-ghanam maanaam nag mooy al-baqar saw mooy bu góor bi ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee al-ghanam mooy gàtt gi ñu naan gàtt gi mooy lan mooy xar ak bëy ñoom la ñu tuddee gàtt gi ñooñu dañ leen di génne asaka kon ñett yi ñoom la ñuy génne asaka ci jur gi tey man bu ma yoroon ay ganaar lu ñu bari ganaar yi du ma leen génneel asaka par exemple su ma Hanafi yi rahmatullah alayhim mbooloo mu bari ci ñoom dañuy jàpp ne par exemple fas dañ koy génneel asaka ñoom dañ jàpp ne fas dañ koy génneel asaka loolu tamit amaana dinañ ci ñëw insha allah taala mais li nga xam ne mooy li wér insha allah mooy ne fas kenn du ko génneel asaka te loolu mooy waxu jumhur ulama te loolu mooy lu gën rek insha allah taala kon yii mooy yi nga xamante ne dañ ni yii moom dañ leen di lan dañ leen di génneel asaka léegi mu am tamit beneen ñeenteel mooy lu ñu tuddee urudu tijaara gis nga ñu doon wax xam nga noxoor yi waxoon nañ ko mais urud yi tamit urudu tijaara loolu nag mooy cas de figure bi nga xamante ne yeneen yi ci des yëpp ñu ne la lii kenn du ci génn asaka lii kenn du ci génn asaka waaye ba mu des ci cas de figure bi lu ñu tuddee urudu tijaara mooy loo xamante ne dama koo teg mu nekk ay marchandises yu may jaay
tey par exemple condition yi nga xam ne moom moo tax mu mën a génne xar ak bëy mooy gàtt gi parce que par exemple pour joxe benn condition boo xamante ne daf cee tegu mooy mu nekk loo xam ne man du man maa koy xëccal ndox maanaam du man maa koy wëggal sama bopp maa koy ak li muy lekk maanaam li muy lekk ak li muy naan daal du maa koy xont du maa koy wëgg su fekkee ne du maa koy xont du maa koy wëgg maanaam bu boobaa maanaam ek dama ko bàyyi rek ci àll bi muy foraatu ak di dem ci dex yeeg ci kii ak yooyu di naan wala ci bëtu ndox yi di naan ko yooyu noonu loolu bu boobaa bu ñu àggee ci yenn yi dinañ ci wax mooy nisaab bi dañ koy génneel azaka léegi ñu xool ne kon su fekkente ne man damaa nekk koo xam ne damaa yor sama benn tool bu mag a mag dugal ci samay xar jur bu baree bari ay junni wala ay téeméer ay junni jur te man maa leen di wëgg maa leen di xontu alal jooju du ma ci génne azaka te pourtant subhaanallah ànd ak ni du ma ci génne azaka mais su ma décidé woon ne léegi nag dama leen di jaay ay marchandises yu may jaay lañ dama leen di génneel azaka en tant que urud de tijaara dégg nga wax ni en tant que marchandise voilà su ma doon def maanaam kon bépp marchandise bu ma yor mooy par exemple ay kër ma koy jaay wala may jaay ay ordinateur wala ay télé wala ay yeneen ak yeneen marchandise matériel bu may jaay saa yu at ñëwee il faut que ma def lu ñuy tuddee ma def inventaire maanaam xoolaat mbir bu ko defee ma daal di génne li nga xamante ne moom mooy asaka ji ma daal ci génne asaka mais asaka bu fekkente ne dañ ko organiser ci réew mi wala boog ci dëkk bi au niveau local wala au niveau national wala au niveau régional en tout cas organiser dañ ko loolu bu boobaa alal yi day tàqalikoo ci ñaari xaaj yi nga xamante ne moom la ñu tuddee amwaalun baatina ak yi nga xamante ne moom la ñu tuddee amwaalun zahira alal yi nga xamante ne dañoo nëbbu ak alal yi nga xam ne dañoo feeñ alal yi nga xam ne dañoo nëbbu mooy man maa xam existence bi bu boobaa maanaam nguur gi xamul ndax man yor naa alal bi bu boobaa man à titre personnel man maa ci génne sama azaka bu fekkente ne nag nguur gi xam na ne maanaam moo ko yor maanaam ndax alal bi dafa feeñ bu boobaa nguur gi ci boppam moom mooy réclamer azaka yi maanaam xeetu impôt la koy jëlee ak xeet yu mel noonu mais attention nguur yi ñuy wax mooy nguur gu tegu ci l'islam loolu la ñuy wax mais suñu nguur yi kuy génn azaka c'est mooy génne ko maanaam impôt yi ñu lay teg ak azaka bi benn ba tey xattaa ba alal même ci buntu boobu sax am na différenciation bu mu am entre lu ñu tuddee naamun mooy maalul naamun ak maalul kiliya maalul naam mooy alal bi yoo xamante ne day fulandiku day bëri voilà loolu maanaam comme jur jéeg yooyu nga xam ne moom day jural boppam ak yeneen moo loolu moom loolu moom nu mu wul xaqiqi la am na loo xam ne nu mu wul taqdiri la mooy alal yoo xamante ne màggaayam dañ koy nattale mais ne du lu réel mooy alal bi maa ngi ko teg fii et que marchandise la boo xamante ne mën naa ciy jaay et cetera yooyu dañ ci génne azaka ngir loolu maanaam ngir ne il faut ñu comprendre que ni borom subhanahu wa ta'ala azaka bu ñu xoolee principe de base bi bokk na ci principe de base yu mag yi mooy ne azaka du comme impôt wala ci nga xam ne alal ji rek la ñuy bàyyi xel déedéet alal ji nga xamante ne dafay fulandiku day gën di bëri day nekk di liggéey day nekk di nelaw mais di gën di bëri maanaam muy mën di nelaw alal jooju ak que le fait que alal ji maanaam mooy ne toogul kese quoi maanaam dañuy ñëw day am lu koy fekk ci parce que day màgg ngir leneen ngir lu mën a tax nag mu màgg moo tax léegi loolu moom boo xoolee yi ñuy génne asaka yëpp ci buntu boobu lay génne asaka ngay xool ne maanaam moo tax ñu ciy génne asaka mooy ne alal juy màggal boppam la ba pare day nelaw maanaam dans le sens day nelaw mooy alal la joo xamante ne soxlawuma ko parce que su ma ci mënee am nangam mu toog at ba at te seuil boobu mooy nisaab bi wàcc ko mooy ne alal bi man nekkatuma ci soxla maanaam alal jooju ci la ñuy génne impôt yi bu dee asaka loolu lay doon muy redevance yi nga xam ne dafa war muy impôt yi nga xam ne dañoo war loolu ci réewum l'islam yooyu la ñuy génne asaka mais duñ génne asaka ci alal ji nga xamante ne maa ngi nii dama koo soxla dama ciy war di liggéey alal ji et cetera yooyu noonu loolu luñ ci génne asaka
te bu boobaa dañuy gis système boobu day tax day dàq pauvreté parce que bu fekkente ne yow salaire bi ngay am xëy na doyul dara mais dañ la ciy dañ la ciy tekk ay impôts te yow alal jooju noonu yow da nga kaa soxla déjà mais ñu ngi la koy tënk loolu day tax ba nit ki du gaaw a génn ci niveau bi nga xamante ne ci lay nekkee ku woomal maanaam du ci gaaw a génn alors que système bi l'islam teg mooy ne alal ji buñ ko xoolee bi ñu génn azaka mooy bi nga xam ne daanaka mën nañ ni am na ci partie bu rëy boo xamante ne soxlawuñ ko voilà am na ci partie boo xamante ne soxlawuñ ko bu rëy en tout cas am na seuil minimal boo xam ne loolu moom soxlawuñ ko moo tax ñu ne la kon ci alal ji dañ ciy génne azaka ba pare duñ ko def ci lépp dafa am rek ci ay parties yu ñu koy def par exemple lu ñu tuddee ay impôt sur kii mooy ISF sur la fortune wala impôt wala boog ay impôts yi nga xamante ne dañ koy def ci par rapport ak terrain bi nga yor wala par rapport ak suuf si ak yooyu noonu loolu amul ci l'islam voilà parce que tey koo xamante ne yor na suuf wala yor na kër te amul alal mais yor na kër kooku boo ko di laaj impôt ci loolu mais da nga koy gën a ndóolloo da nga koy gën a ndóolloo maanaam day nekk ci xat-xat moo tax gars yi loolu rek lañu ragal ñu nekk ci réewu tubaab bi xam nañ ci dara maanaam loolu da leen di sonal mooy taxe d'habitation waaw taxe d'habitation par exemple loolu da ngay gis ne d'ailleurs bon bu dee ci réewum tugal moom alhamdulilah léegi wàññi nañ ko bu baax a baax a baax pour ñenn rek lañ ko bàyyil mais li nga xam ne moom mooy objectif mooy li jaaru mooy ñu dindi ko carrément en tout cas ci l'islam loolu lay prôné parce que parce que nit ki buy fay taxe ci loo xamante ne moom jurul ko xaalis amul ba pare mi ngi nii et que amul daanaka foofu mu dem wuti ji lu mu fayee taxe ci loo xamante ne moom daanaka mënu koo ñàkk comme fu mu dëkk xam nga loolu tamit ah voilà ak ay impôts parce que ay taxes yi nga xamante ne dañ koy def pour entreprise bi et cetera yooyu yëpp amul ci l'islam li mu xam mooy liñ lay wax nii mooy azaka yi yooyu noonu maanaam loolu parce que système la boo xamante ne day dox xaqiqatan te balaa ngay xam ne yeneen yi ci des ay problème la nga xool ñi yor ay seen entreprise yi ba pare di ci doog a tàmbali ni ñuy soxlawee ci at yu njëkk yi vraiment dem ba dëgër bu état bi ñëwee daal di leen di tënk ñu daal di commencer daanu seen laaf yi commencer tooy et cetera l'islam moom du doxalee noonu parce que principe bi mooy comme li wax kay laa takkuuna dawlatan baynal aghniyaa minkum boo xoolee li tax ma teg azaka l'islam dañ mooy bu ko defee koom gi bañ a des ci diggante ñi woomal ñi am alal maanaam comme loolu mooy principe bi nag ñi amagul lu doy ñooñu kenn du leen teg taxes yi tax wala impôts yi tax koom gi di am ñu ci am ay jafe-jafe ñu ci am ay problème léegi kon urudu tijaara dañ ci génn azaka kon wax nañu asmaan yi mooy nuqut mooy or ak xaalis ak lu taxaw seen taxawaay wax nañu az-zuru' wa as-simaa mooy njaay mais loolu d'ailleurs mooy li nga xamante ne mooy li ñuy bay comme par exemple ay bitix ci xaal voilà xaal ak yooyu yëpp ñoom duñ leen génn azaka ba pare riba du ci am tamit xaal parce que duñ ko natt duñ ko peese xaal par benn lañ koy jaay lépp lu ñuy jaay par benn riba du ci am tamit voilà lu ñuy jaay par benn riba du ci dugg voilà comme ay oto ay yooyu yëpp riba du ci mën dugg léegi mu am yi nga xamante ne kon yooyu mu am li nga xamante ne tamit beneen mbir la boo xamante ne waxoon nañ kon xayawaan yi mooy bahimatul an'am wax nañu urudu tijaara mu am beneen boo xamante ne loolu la ñu tuddee mooy ar-rikaz wal ma'adin yooyu dañ ciy génne azaka loolu mooy lan loolu ak am solo mooy tey mbell muy miin yi voilà wala ay trésor yoo xamante ne par exemple nga dem ci àll bi par exemple fekk foo xam ne kenn moomu ko wala yu mel noonu nga am tool nga fekk fa alal yoo xamante ne maanaam nga gas rek gis ay trésor foofu yoo xam ne alal ju bari la loolu benn yoon rek nga koy génneel azaka boo ko génnee mooy al-xumus moom mooy 1/5 bi rek ngay génne ci ngay génne azaka wala boog nga dem nga def ci benn mine nga découvrir ko mine bi yow yaa ko moom léegi nga moom mine bi léegi mine boobu tamit liñ ci génne da nga koy génneel azaka maanaam 1/5 bi ngay joxe voilà
comme li hadith bi Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ci Sahih Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dim naan al ajma'u jubaarun wal bi'ru jubaarun wal ma'dinu jubaarun wa fil rikazi xumus ajma'u yi mooy bàyyi may ndax mënuñoo wax waxtu leer mooy ñi mënta wax waxtu mooy bàyyi may ñooñu su fekkente ne mais ci condition la maanaam su fekkente ne bëccëg gi la ba noppi kii wuñu ànduñu kenn maanaam ànduñu ñi leen moom ñooñu lu ñu yàq loolu jubaar la mooy xadar rek mooy dara lu la ci fekk tey par exemple bu ma yoroon am xar ma bàyyi ko bu for yi ci bëccëg bi bu demee mbëkk oto jàmbur yàq ko loolu man du ma fay dara mais su ma àndoon ak moom damay fay ba pare su ma kii woon tamit damay fay su dee guddi la parce que dafa censé que ni bu guddee ma dem jëli ji ko ñëw yeewu voilà kon loolu moom moo tax mu ne loolu jubaar mu ne wal bi'ru jubaar teen tamit noonu la mel teen du yàq jubaar maanaam du ku ci daanu par exemple tey bu fekkente ne benn waaye dafa ñëw sama biir kër ma defar fa teen moom mu ñëw dugg ci teen bi lu ko ci dalit man du ma fay dara du ma responsable ci dara mais bien sûr su ma ko defee nag foo xamante ne dafa làqatu wala yooyu duñ ko gis nit ki daanu ci damay fay mais il faut mu nekk foo xamante ne fu ñuy xam la fu ñuy gis la fu ñu mën a leeral fu mën a leer la wala boog may liggéey loolu tout simplement ci teen mu may gasal teen bi këpp ci kawam daanu ci kawam lu ko ci dal man may fay parce que liggéeyam la doon def et puis que condition yu mel noonu man mënu ma garantir que ni dara du ko ci fekk parce que suuf si la et que moom day gas rek et que moom moo xam liggéey bi moom mooy jël responsabilité ndax lii mën na ko def waaw wala déet mooy kon al bi'ru jubaar wal ma'dinu jubaar ma'din moom mooy mbell yi tey benn mine maanaam fii tegtalawul ne mine amul azaka jubluwu ci loolu mais li mu ci teg ci jublu mooy comme kuy liggéey ci mine yi nii ñaare ñiy dugg ci mine yi ku ko gis day xam nga day xóot ak yooyu bu fekkente ne accident dafa am maanaam dara dal leen ci yooyu noonu man du ma fay jëm ci tenue responsable par rapport ak loolu maanaam ñun lii ñoo mooy règle l'islam yi nekk léegi nag xëy na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci droit civil wala droit xawma lan yooyu noonu ñoo droit naka lañ ko def droit pénal wala xeet yooyu noonu wala droit des affaires ñooñu après mën nañ wax ci mbir mi ci seen domaine ñoom mais ñun ci charia la ñuy wax ci l'islam loolu kon loolu mu ne loolu yooyu yëpp dara du métti mu ne waaye war wa fi rikaz yi xumus bu dee rikaz moom mooy trésor yooyu nga xam ne dañ koy fekk ci àll bi maanaam mu nekk te ci charia loolu xumus moom moo ci am maanaam un cinquième bi moom laa ci génnee azaka yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci àll ci géej gi li ci génn tey bu ma demoon ci géej gi gis fa ay or yeneen ak yeneen tout ça yooyu dugg ci génne azaka wala mbell yi ma'adinul bahr mooy mbell mooy miinu géej gi wala yooyu noonu loolu du ci génne azaka ci kaw loolu tey li nga xamante ne mën naa ci ko génne azaka tey par exemple su ma am lu concret su ma amoon benn ay zircon wala or wala phosphate wala yeneen ak yeneen ma fekk ko mu am valeur ci dëkk bi maanaam ci mbedd mi nii ci dëkk bi ci jéeri ji loolu dañ ciy génne azaka alors que bu fekkee offshore la mooy mu nekk ci géej gi nga xam ne pétrole bi par exemple wala yu mel noonu wala gaz bi bu nekk ci biti fii dañ koy génne azaka waaye bu dee ca géej gi la duñ ci génne azaka loolu mooy waxu jumhuurul ulamaa bu nee ma mën a jamaate parce que mbooloo rek xanaa bi lay rahmatullah ñoo wuute ci masala boobu ne ñoo yooyu itam dañ ci génne azaka mais li wér mooy duñ ci génne azaka te loolu sax mooy mazhabu bi nga xam ne mooy mazhabu mboolem ñeent ngir mooy bi ci xattaa ba xanaa bi lay rahmatullah loolu lañ dëggal ci seen mazhab li nga xam ne tamit xanaa bi lay ak Hanafi rahmatullah wax nañ ni dañ ciy génne azaka moom mooy lem mooy abe ji maanaam mooy yamb yi bu ñu defaree lem par exemple ma yoroon toolu lem wala yu mel noonu yooyu dañ ciy génne azaka ci ñoom mais ci jumhur duñ ci génne azaka te tamit ñàkk ji génne azaka mooy li wér ndax amul texte bu ko wax kon ñoom dañ koo gam-gam le nattalee ko rek ak ci ne du yàqoo yu mel noonu tey par exemple yi nga xamante ne ñoom ñooy zeyt mooy olive wala huile d'olive yooyu noonu fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ci génne azaka parce que dafa remplir condition ne dañ ko mën a denc dinañ ko mën a denc ak yu mel noonu kon loolu mooy olive ak voilà
yu mel noonu yooyu dañ ci génne azaka ci gis-gis fuqaha maliki rahmatullah alayhim kon ñu daal di yem foofu insha allahu taala ba ci jotaay bi di ñëw ñu yeggale aaya bi wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. bismillahir rahmanir rahim. sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون